ni nee na ñoo bokk réew mi ñu ni nee na nanu yaatal géew bi ñu ni nee na ñoo bokk réew mi. asalaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision tey nag ñoo ngi fii ci Sorano nag ñu ñëwoon fi doon fekk si waa APR yi nga xam ne ñooy waa APR section Bergamo bi ngir ñu waxtaan ci coow li nga xam ne moo lëmb seen parti bi fan yi ci kaw loolu sax la ñu am gan bu ñuy wax Pape Gassama Souaré nekkoon ex membre coalition Aldiana bu Thierno Lo léegi nag mu ñëw APR xam naa sax dinañu wax lan mooy histoire bi dinañ ci ñëw ñu jox ko mu nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi Pape Gassama na nga def. asalaamaaleykum Malick Vision Diaspora maa ngi leen di nuyu tey kontaan ci yéen di leen ziar bu baax. waaw Pape Gassama balaa ñuy dugg ci waxtaan bi sax yow yaa ngi woon coalition Aldiana bu Thierno Lo ñu gis ne yaa ngi APR xanaa glissement bu ndaw rek nga def. waaw dëgg la Malick Sakho maa ngi woon ànd ak ku ñuy wax Thierno Lo nag ñëpp xam ko Sénégal mu taxaw ci parti bu ñuy wax ADP nekk coordonnateur nekk leader coalition Aldiana duggoon nag ci BBA Benno Bokk Yaakaar loolu moo indi nag man ma doon liggéey ak waa APR waaye nag ñu dem jamono ba nga xam ne ni man léegi ma jël carte membre bokk l'Alliance pour la République. ba rëccoo la dugal APR. am naa tiitaanga am naa lu ma métti lool ci li nga xam ne nii noonu la politique bi di doxe fii ci APR. dinañ ci ñëw Pape fi ñuy commencé nag mooy coow li lëmbee fan yee APR te ba léegi sax vraiment mi ngi def mi ngi am ay rebondissement muy l'affaire Mansour Faye gis nañ ne Mansour Faye ak Daouda Faye àndoon nañ fekk benn délégation ñëwoon xam naa di nga ñu ñëwal ci lan moo leen indi woon fii mais li gën a marqué nit ñi mooy dañu ñëw Bergamo doon assister fii ci guddi Seydina Mohamed bi gars yi yu xoo leen dàqa leen def leen accueil bu métti daal bu ñaaw est-ce que mën nga ñu dikkal ci genèse événement yi. waaw événement boobu mën naa ci dikk parce que dama ko dund ak ñoom naam la nga xam ne nii moo am muy yuuxoo yo mérité wuñ ko de waaw mérité wuñ ko waaye njuumte la boo xam ne nii ak organisation boo xam ne ki nga xam ne moo fi nekk di consul moom moo def erreur boobu nag moo wëlbatiku dal suñu kaw ñu yuuxoonu leneen li nga xam ne nii nag mooy mission bi nga xam ne ñoom ñëwoon nañ fi tamit dama ko dund ak ñoom ñu ñëw Cremona ban fa ñëwee keroog am lu fa xew ndax nag gis nga Malick ñun président Sall daf nu impressionné ndax vision politique am impressionné nu ndax xarañam ak liggéeyam ba tax ñu ñëw ànd ak moom mu woonu nag ci li nga xam ne nii mooy l'Alliance pour la République ñun ñu gëm république keroog nag ca jotaay ba gis nañ fa loo xam ne nii méngoowul ak république loolu moo tax keroog ca jotaay ba sa Cremona ñu am loo xam ne nii dafa ñëw di jalgati lan mooy jalgati kër gooy dugg dafa am buntu kër. dëgg la booy dugg ci kër jaaroo ci buntu kër ga nga jaar ca fenêtre ba xamal ne mën nañ la yuuxu sàccee bu fekkee ni sonewoo fëggoo dugg it mën na lu yuuxu ne dafay agressé ñu gis ne ñi nga xam ne nii dañ fi ñëw nekk délégation boo xam ne ñu nga jógee ba Ndakaaru ba nu ñëwee fekk si nu fii dañu def loo xam ne nii ñun rafetluwuñ ko dañu def benn lecture politique boo xam ne nii ñun rafetluwuñ ko parce que dañu jàpp ne li ñuy dund mooy hiérarchie ak discipline te ñu jàpp ne fii dafa am délégation des Sénégalais de l'extérieur le coordonnateur national monsieur Papa Diaw nekk ci bopp bi kon luy yëngatu ak lu ñuy manti defet ci moom la ñuy mën a jaar bu ñu jaarul foofu rek dañuy réer mooy liy erreur bi nga xam ne nii njëkk nañ ko noté parce que gis nga nag ñun jàngaani wuñu politique de dañ ko xam maîtriser ko yàgg ci et mu nekk loo xam ne nii nag suñu passion la ñu bëgg ko kon lépp loo xam ne nii dafay jalgati politique ñun dañuy yuuxu dañuy wax au secours wala ñu wax ayuto parce que ñoo ngay yàq li nga xam ne ni moom lañ bokk muy yëfi ñëpp te république kenn du ci xuuse noonu keroog nag ñu gis loo xam ne nii wax fa dëgg yàlla dafa daw suñu yaram parce que man dafa mel ni rek gisatuma république ci moment boobu dama gis royaume ci waxin ak déggin kon ñu gisee foofu wala ma déggee foofu ñoom lañu indi woon baaxul ci politique parce que fii ñu toll tey dañu toll foo xam ne nii dañ fi nekk ak suñuy nawle
dañ fi nekk ak opposition bi te gis nga opposition bi damay wax ne li ñu fi am yëpp ñun ñoo leen ko may parce que kenn ku ci nekk camarade xam nga ki la man dëgg la xëj na da nga ko dul nangu mais ñëpp xam nañ ne président Sall ak plan Sénégal émergent ak li mu liggéey ci Sénégal vraiment liggéey na loo xam ne nii falaat na ko waaye nag ñëwin ba nga xam ne ne ñooñu la ñëwee fii Malick boo ma ci laajee moo xam non man kay dama bëgg nga ñëw ci parce que sa commencement wax dag ne erreur bi consul moo ko def bëgg naa nga leeral ma lan moo affaire bi lan moo indi vraiment ñu parce que ñun ku xam fii Modou Italie xam ne dañu bëgg gan dañu mën gan buñ demee ba di la sànni di la yuuxoo am na lu ko waral bëgg naa nga waxal ma yow lan nga jàpp ne moo waral accueil bu ñaaw boobu ñu leen accueillir ba vidéo yi dem fépp ci àdduna bi wallahi xam nga doomu aadama yi boo bëggee jubóog ñoom da nga leen di fullaal yëg leen dëgg la ñu delloo la ko waaye boo leen bëggee xeeb wala nga bëgg leen wan beneen affaire rek dañuy gis seen bopp te bu nu gisee seen bopp yooyu mooy génn te gis nga parti politique waxatuma loolu mel ni li nga xam ne nii moom la ñuy wooye l'Alliance pour la République boo ca dugalee mbokk ak familiarité da nga koy yàq te loolu lañ gis ne moo fi dugg xam nga lan moo am fii ay parparloo ak ay lobby ak ay deal wax naa ko maintes fois te dinaa ko waxaat parce que la répétition est pédagogique bu loolu bu fi dañul président Sall mënul gagner fii waaw ci biir affaire boobu sax am na rumeur yoo xam ne yi ñoom biñ fi ñëwee am na nit yoo xam ne yi dañu doon for ci weewu béy sax ñu ne ñoom dañu bëgg a fexe récupérer Italie muy la famille Faye Sall liñ leen di jiñ tamit dëgg la vraiment yéen seen parti bi dafa mel ni royaume la parce que ci ni ñuy doxalee seen doxalin seen démarche lépp loolu lay wane daal. waa xam nga l'alliance wax naa ko dinaa ko waxaat pacte d'intérêt commun la mu mel ni kóllëre la kon mu mel ni kóllëre googu dafa am lu ci fecceeku de xaw ma ndax dégg nga fi may waxee parce que xam nga lu tax may wax loolu président moo nu yilif ñun ñëpp mooy sunu responsable moral moo nu jox cër yi waaye daf noo seetaan te seetaan bi moom du ndëgër laayam c'est-à-dire seetaan bi mu nu seetaan du njik laayam ndax xam nga li indi loolu yuuxoo yi mooy pourtant Malick gis nga président Sall dafa ñëw gagné élection yi Italie yaatu wala liy gagné yaatu di Milan di Brescia di Bergamo sama gars yi li fi nekk lépp mooy Bergamo dafa am lu mu tëddee Bergamo boobu ni mu taxawee ak doole ji mu nekk am ñu am ay cër ndomba tànk yoo xam ne nii am na ñun ko jox waaye ñooñu ko jox it dañ koy rafetloo parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que loolu mën naa dundal li nga xam ne nii mooy parti bi nu bokk fii waaye dafa am ñoo xam ne ba nu jëlee ndomba tànk yooyu dañoo retourner di xeex parti bi di xeex nit ñi ba am jubadigoo goo xam ne nii moo nekk seen diggante ak militants yi te moo tax may wax parfois naan président Sall nit ñi bañunu ko waaye interlocuteurs yi wala ñim fi teg ñoo réeroo ak nit ñi parce que nee naa la nit ñi kenn du leen xeeb te consul bi fi nekk dafa am foo xam ne nii wax fa dëgg yàlla dafa manqué dafa raté mission foofu mooy diggante moom ak doomu aadama yi parce que consul bi neewu fi pour APR rek de na leer waaw dinañ ñëw ci gestion consulaire bi dinañ ci ñëw parce que ñu bëri ñu ngi koy décrier mais dañuy jàll ci beneen point Pape gis nañ fi tamit beneen coow muy coowu xaalis seen jigéen Fatou Dippo nga xam ne mooy responsable famille gars yi ñu ngi ko doon jiiñ ne ko vraiment instant yi détourné na xaalis bu bëri boo xam ne bi dañ ko destiné woon ñeneen moom mu jël ko féete woo ko lan ngay répondre ci loolu foofu damay ñëwaat ci hiérarchie parti bi damay ñëwaat ci discipline parti bi mooy li may woowee man eros arché parce que loolu yëpp boo ko gisee xam nga lan la mooy li nu wax sànq rek parce que gis nga fii ci APR fii ci Italie nit ñi danoo dem ba fi mu nekk nii tey jii da ngay taxaw léegi sax benn membre APR muy taxaw di dox ci sa xel naan la ba ma mareem nii du wax ne première dame de daf lay wax naan la keroog ba ma taxaw ak mareem ba ma mareem waxee lii c'est-à-dire ñu ngi dox ci biir xelu nit ñi ba yëf yi da ngay dem ba ci yàgg da nga naan waaw léegi fii discipline moo fi nekk wala hiérarchie moo fi nekk wala parti moo fi nekk wala république moo fi nekk wala mbokk moo fi nekk ak bokk koñ ak yàgg ànd
ba loolu dafa dem nag ba fi mu nekk nii lu bëri ngay gis fii Malick muy dox ci biir parti bi loolu moo koy doxal quoi c'est-à-dire nit ñi dañ lay wan ne la man kat maag diwa bokk wala Daouda nee na ma nangam ba léegi suivre tunu li nga xam ne nii mooy règlement intérieur u parti bi c'est-à-dire suivre tunu li nga xam ne mooy discipline u parti bi mu mel ni parti bi day waaj a tas ci kaw mbokkoo moo tax ma ne président Sall moo nu seetaan ci loolu ba nit ñi gëmatunu responsable yi fi teg ñu nga gëm ña nga xam ne ñoo wër président te nekk ca palais ba créé loo xam ne nii lënkaloo na ak ñoo xam ne ñu ngi fii di leen fi xaar ba yëfi Malick doxatunu ci discipline te discipline mooy sunu force principale mais lan moo waral coow li coow bëgg naa nga ñëwal ma ci coowu xaalis bi parce que ñëwagoo ci. waaw coowu xaalis bi ci laay jëm. parce que loolu yëpp rek. pour wan la ne la. dañu fee installer ay tendance. fan ci fii ci Italie. dafa am tendance. parce que li am dëgg. mooy ki nga xam ne moom la fi parti bi teg muy le coordonnateur national Papa Diaw. li ñu fi teg muy délégation des Sénégalais de l'extérieur muy DSE mu jiite ko. ñu gis ki nga xam ne nii mooy présidente mouvement national des femmes muy soxna Fatou Dippo yor jigéen ñi te di ci liggéey bu mot boo gisee lii am nag mooy ku ñeme dan laa dëy mooy tendance bi ma la wax dafa am benn groupe boo xam ne ni ñi leen ñemeloo ñoo nga Sénégal ñooñu ñooy jóg di def intoxication ak di yàq xelu deru nit ñi waaye président Sall ku ko waxoon tey wax fa dëgg yàlla da lay wax ne loolu amul parce que gis nga soxna si di Fatou Dippo bi muy préparé bésam bii lu ne jaar na fi am na ñoo xam ne nii tey ñoo retourné di def intoxication c'est-à-dire di yàq der ñooñu dañ doon jaar ci suuf di wax ak ay nit naan leen bu ngeen dem ndax xam nga lan moo ko indi mooy deal yooyu ma lay wax ak lobby yooyu parce que xëj na ñoom bu nu defee seen deal dinañ génne beneen force wala beneen mouvement boo xam ne moo fiy nekk ñu jële fi Fatou Dippo mais Fatou Dippo daf fi nekkoon yàgg fi di sonn ci parti bi loolu président xam na ko loolu ku nekk ci parti bi xam nga ko gis nga li ñuy wax naan ay 35 000 euros quelque chose comme ça waxu soxor la te dina feeñ te nag gis nga Malick yow nit booy wax dara tey di ko jiiñ nit ki avant nga koy jiiñ mu ne la bés sàngam le 23 dinaa def sama réunion d'évaluation wax leen li ma dépensé kon yow boo roccee koo jaar ci suuf dem di woo yenn presse yi laay wax de parce que aussi dafa am presse yoo xam ne nii jar na noo seetaat nag wax fa dëgg yàlla parce que journaliste pire nag dafa war di enquête li muy wax ak di ko xool mais nag Malick seen métier bi am na ñu koy yàq actuellement de parce que gars yi léegi dañuy xool internet bi rek wala dugg ci Facebook bi rek defee ne mën na noo tenir foofu benn maison de presse di wax lu leen neex di raconter lu leen neex mbir information boo ko déggee da ngay mel ni vision diaspora wala ñeneen ñi da ngay dem xool ko càmbar ko mais bu yow yàggee di wax ci lu dul dëgg bu yàggee kenn dootu la déglu te loolu am na fii parce que information bi nga xam ne ni génn na ñu joxe ko ci soxna Fatou Dippo ku ko dégg xam nga looy wax da nga naan exeem waa ji li muy wax li muy wax li ci gën a tuuti kon kii bind ak ñiy bind li war na ni xoolaat li ñuy bind ndax seen bopp ñoom ak seen crédibilité soxna Fatou Dippo ma dellusiwaat ci moom parce que keroog bi nga xamee ni nii mi ngi organiser bésam bi Malick bés bi ñëw na te ndax soxna si jotul xaalis du ci président du ci ñim ko booleel jotul xaalis mu leb ay lebam dugg fu ne ñu jéem koo dissuader fu ne ñu jéem ko wàññi fu ne mais moom mu am ngëm-ngëmam xam ne wax na ak ay nawleem te lii mu wax bëgg daf koo bëgg a yeggalee mu continuer ci lancé boobu nga xam ne ci la nekk visionner réussite am boobu ba yàlla may ko ci ndam mu taxawal le 17 def bés boo xam ne mën bés nag def bés boo xam ne nii ñii coow ñëpp mënuñu ko ndax way lu leer laa lay wax gis nga ñii ñëpp mënuñu ko gis nga bés buñ koy wax fii xam nga ku ñuy wax dañuy wax Bergamo ñu ne ñoo fi def meetingu mbedd lu jafe la ci réew mi ñu nekk non dama lay wax rek may ma tuuti nga ne Milan après ñu door leen fi Bergamo nga ne Milan meetingu mbedd moom jarul tudd nga ne Milan ñu ne la soxna Khady Sall Ndiaye nga ne Brescia dégg ña fa nekk ñëpp muy camarade Ibrahima Mbengue ñooñu ay jàmbaar lañu ñooñu ñoo mën bés soxna Fatou Dippo def bésam bu rëy saa ñu jox ko xaalis bés bi passé na ba pare muy soog a jot
10 000 euros ci bés bu day noonu salle ba ku fa dugg xam ne dugg nga ci salle bu rëy lekk ganu lekk préparation ba matériel ba ak pullman bus lay wax pullman yi doon jóge ci yeneen dëkk yi ba Napoli di ñëw ci bés boobu waaw ma ne nag loolu ndaw si dafa def lu rëy waaye nag gis nga àdduna de saa boo bëggee avancer di nga tase ak ñett muy dénigrement jalousie ak haine man te ñàkk ci ku bëgg a réussir foog nga taseeg loolu mënul ñàkk kon ma jàppee ne soxna Fatou Dupont ma koy wax naan ko mes hommages madame ndax mi ngi ci yoon wi donc def na bés jàpp na le 23 pour war a mën a def li nga xam ne nii mooy réunion d'évaluation mais gis nañu ne ña nga xam ne ñoo joxe woon fausse information boobu ñu ngay bëgg a profiter pour jour boobu kon yéen seen mouvement dem femme bi bëri na problème de amul problème mais li nga wax nii problème weesu waa Ndakaaru ñoo ko yàq ña jege président ak président ñoo nu indil lii amul woon waaw ñoom nuñ ko yàqee nuñ def xam nga nuñ ko yàqee man damay toog ba ci yàgg ma ne président Sall jàpp nañu nangu nañu nit élection yi metti la yi ñu jëm 2019 parce que moom rek mooy wàcc ci làmb ji waaye liggéey na lu ko falaat loolu nga jàpp yow liggéey na lu ko falaat xëj na nag problème bi mooy man dama jàpp ne na ña ko wër nekk Ndakaaru ñoom dañuy préparer après président Macky Sall waaw parce que coow li ñu indi Italie dafa rëy dafa bari kenn comprendre bu kii demee ñoom daal dafa mel ni Italie daal moo nekk seen teen quoi ku ñëw naan ba man keneen ñëw na vraiment pexe ngeen ba président yi jot ci xam ne ñi ko wër ñooy jaxase fii te ni ngeen ko waxee président dina wax dina xam loolu parce que président nag moo nu gën a baaxi nopp ñun ñëpp xanaa kay dafa dégg nag di am lu muy xaar waaye président li koy informé dafa bari waa deuxième bureau yi ñu ngi nu wër même nii ñu toog di wax ak man ak yow mën na am ñu ngi toog kon dara ump ko fi mais xam na ne daal président li koy yàqal mooy ña nga xam ne ñoo ko wër nag te ñun nag ba ñuy fal président dañ ko faloon en tant que président de la république nag newuñu ci royaume nag newuñu ci royaume de ay goroog ak yooyu ak ay jabaru mag ak yooyu wax fa dëgg yàlla gëmuñu ko ñun li nu gëm mooy Sénégal lañu gëm te li nu gëm mooy li nu président gëmloo muy patrie avant parti donc kun ñun dañu am amuuru parti bi nga xam ne moom lañu bokk gis président Sall nag mu doy nu waaye nag li ko wër mi ngi koy yàqal dafa am loo xam ne dañ ko fi xeexoon ba jële ko fi muy lan muy li nga xam ne ni moom lañ doon xeex ci kilifa gi fi jóge woon waaw mu mel ni nag ñi nga xam népotisme bi waaw yéen li ngeen di def moo gën a graaw li Ablaye Wade doon def de parce que Ablaye Wade mën nañ ko waxal ne sax peut-être ñaari doom la am ma mu néew mu bëri mais yéen goro yi bàjjan yi ñëpp a ngi ci biir non c'est-à-dire président ñun côté boobu Malick président Wade nit ku baax la waaye ñun tamit wax fa dëgg yàlla li ñu fi indi ak vraiment famille Sall indi ko c'est-à-dire bu may wax soxnaam première dame parce que jàmbaar la nit ku baax la donc yooyu yëpp xëj na dafa gën a yaatal mbir mi waaye daal li may wax daal parce que la ma gis Crémona keroog daf maa naqari waaw keroog ba ma gisee Crémona goro président jóg yor micro taxaw ne moom fii la nekkoon Italie bon dafay ñëwaat dafay defar dafay nangam moo defoon li mais vraiment wax na dëgg comme xarañu leen mun leen a dem mu jël mais non ñoo ko gën a xarañ fii macha allah ñu xaral rek ñoo fi nekk fii moom Malick dañuy sant yàlla parce que président xam na loolu bi mu fi ñëwee gis na fi am na ñu mu gisanteel fekk na fi ñoom Mor Biram fekk na fi ñu bari fekk na fi Alaaji Youssou fekk na fi ñoom Jibi Ñaa xam na ni ñi jàngaani wunu dara ci politique du nu namm togg ko di toggantu waaw gas ñun dañoo gisoon ne yéen dañ leen doon sentir ci terrain bi bu baax mais ñu xool à quelques mois des élections gisuñu waa APR ñuy dund vraiment préparation yi sentiruñ leen daal te ñu gis ne ñeneen ñi ñu ngi doxal bu baax a baax est-ce que c'est un bon signe mais président gis nga erreur yi nga xam ne ni moo am nii lépp nag ma nga jógee ca présidence waaw mais foofu tam na leer quoi yow yaa ngi wër affaire bi rek non wëruma xam nga lu tax ma leen wëruma parce que dama ne la président Sall umpalewul li am fii mais fii dafa am ay groupe léegi déggoo sànq ma ne la da ngay toog réunion sax dégg kenn muy taxaw naan la ba ma mareem nee nangam junj la boobu ñu ngi nii wax ne nu
ñun kat Marème moo nu yabal ku ñeme da laa dey. kon daal fii mën nañoo jàpp ne ku gën a jege Marème yaa gën a xeej. man daal vraiment du ma teggil fi sama tànk fi may wax de parce que damaa jógee ci parti ñëw rejoindre. non yow fi mu nekk nii li ngay wax mais fi mu nekk lii ma lay wax nii loolu. li ngay wax buy bu tojul du am njëriñ nag fa nga toj buy bi. xam nga li ma lay wax nii. dama ne la. pour ñu dellu siwaat ci bésu ndaw si rek ma jox la ci benn kii muy bésu Soxna Fatou Dupont. ki nga xam ne nii mooy directeur cabinet le maître Youm. maître Youm. maître Youm. am na lu bari loo xam ne moo koy lijjante fii Italie. te maîtriser wul Italie. bari na lu bari loo xam ne nii maître Youm moo ko yàq Italie. mais ñi nga xam ne ñoo fi mujj tamit. seen délégation bi may remercier bu baax nag monsieur le ministre. parce que nit ku baax la muy Mansour Faye waaye ñoom it ak ñanu àndal ñëpp bari na lu bari ñoo ko lëndëmal fii ci Italie actuellement. ci naka ci lëndëmal mooy léeg-léeg nga gis loo xam ne nii da ngay gis nit ki ni muy waxee nga lire lecture bi rek xam ne kii dafa am luñ ko dëy dafa am luñ ko dëy parce que olof day wax ne ku du dëy nga ñeme. waaw mais liñ lay dëy méngoowul ak li nga xam ne ni mooy discipline parti bi. te lii nga xam ne moom lañ fi déyaate ñoom du seen ndëgër laay du seen yokkute seen wàññeent la te wàññeentu président la parce que lii lu jëm ay élection la te président mooy wàcc ci làmb ji mais malheureusement fii moom wax fa dëgg yàlla dafa jot président ñëwal fi boppam parce que nag moom ñoom la woon démb de te Italie kenn du ko xeeb. non président moom xeebul Italie vraiment président buñ koy évaluer en Italie dafa wàccoog yéen sax peut-être que yéen da ngeen a daanu ba jaaxaan bëgg a jëlaat faute bi teg ko man ci li ma jàpp parce que fii la leen falal consul général vice consul consulat boo demee yéen rek fa nekk yéen waa APR mu jëwaat jël ñaari député jox leen waa Bergamo pour ngeen soqaliku ngeen daanu léegi lan ngeen mën a reprocher président yéen lan Malick xëj na kooku sa gis-gis la ak waaye ku xam APR nu muy tëddee xam le président Sall xam Bergamo xam le coordonnateur national monsieur Papa Diaw xam ki nga xam ne nii mooy responsable mouvement national des femmes Soxna Fatou Dupont xam li nu daj ci parti bi ba léegi tey garab bu la sutul du la may ker nga gis le coordonnateur national Papa Diaw muy duggandoog ñun ci détails yi ñuy dugg ci usines yi di liggéey kon boo ne ma wax fa dëgg yàlla président Sall def na fi dara du ma ne def fi dara de mais am na lu bëri lu des waaw dinañ la ko concéder gas ñu gis ne aussi fii APR am na ay jeunes mais on ne sent pas les jeunes lan mooy c'est quoi le problème vous avez un problème de coordination wala comme li ñuy wax conflit de génération moo am lan mooy problème wallaay Malick problème bi wax fa dëgg yàlla day problème bi benn problème la ba léegi parce que DSE bi dafa war a liggéey DSE bi président daf ko war a fullaal faydaal ko gis nga sunu jarbaat yi ku mel ni ma nièce Aïssata Diallo ku mel ni mon frère Ablaye Bar Diouf ku mel ni Anne mais c'est des jeunes yoo xam ne nii dara ñorul leen ci àdduna lu dul liggéey mais këréel yi nga xam ne ni ak division yi ak lobby yi nga xam ne moo taxaw fii te jóge présidence ñëw fii moo yàq mbir mi ba kenn talatul dara te xam nga bu baax ne parti politique mënul dund jamais te jeunes ya bokk dugaluñ ci seen loxo jigéen ña dugaluñ ci seen loxo te fii li fi taxaw fi mu nekk nii lu taxaw la di xeex jigéen ñi di xeex ndaw ñi donc Malick dafa mel ni catu ngóor jigéen danoo dal lii kenn xamu ko xam nga lan mooy catu ngóor jigéen xam nga am na góor jigéen bu góor ak góor jigéen bu jigéen waaye dañuy wax ne yàlla bind la ngay góor ak góor ak ni mu neexee nga jël sa bopp ne dama koy changer wala yàlla bind la ngay jigéen ak jigéen ni mu neexee nga jël sa bopp ne dama koy changer moo tax ma naan xanaa catu ngóor jigéen danoo dal xam nga lu tax président Sall li mu liggéey ci réew mi vraiment mérité wul lii waaye lii nag moom moo ko seetaan du kenn nag wax fa dëgg yàlla mooy sunu responsable non mooy sunu non xam nga nag Malick président dafa rëy de président cër bu rëy la dëgg la boo xam ne ni mosuma faa dem mais ku fa demul xamoo la fa ne non boo géré kër rek boo xesee dugg xam ne wax fa dëgg yàlla président géreetul parti bi rek sénégalais yëpp la géré kon kay
ñi nga xam ne nii ñoo gérer parti bi ak war a jàppale président ñoo yàqal président nag wax fa dëgg yàlla ñoo koy yàqal te ñun na gis nga luy yàq du nu noppi de non 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 parce que ñun danoo bokk te bu ñuy bokk dañuy dem ba jeex te danoo ñëw ci parti bi te li nga xam ne mooy yàq nag Malick ñun dañuy wëy di ko wax parce que lii nga xam ne nii amoon na fi man def naa sorti wax ko te mi ngi amaat waaw léegi ñu bëri aussi fii ñu ngi critiquer la gestion consulaire surtout au niveau du nord ñu bëri vraiment d'accord uñ ci consulat bi ni muy doxee ak doxalin yi fa am yow ban commentaire ngay def ci loolu. waaw consulat bi wala ma wax consul bi bopp man rafetlu ma ni nga xam ne nii moom lay doxale ñu leeral ne consul bi nekkalu fi APR rek daf fi nekkal Sénégalais yëpp waaye Malick ñun dafa am lu nu tëdde fii ñun ay Sénégalais de l'extérieur lañu fii dañu fi tase jullit ñi ak chrétien yi te Sénégal nekk nag pays laïque ñu xool ci doxalin bi ma lay wax rek ne léeg-léeg sax nga dégg ñu ne ñoo ngay joxe billet Màkka ci exemple bu mu lay jox boo joxee billet Màkka chrétien bi it war nga koo jox lu mu demee Jérusalem ndax Rome nag jege na lool donc ma bëgg ñu wax ne foofu yamale dafa war a am ma amaat leneen loo xam ne nii muy ci biir jullit ñi nga gis par exemple murit bi aye exemple lay joxe tijaan bi aye xaadir bi aye layen bi aye ma dégg foofu ne dañu war a yamale ñëpp te ñi nga xam ne nii ñooy xaadar yi ñi nga xam ne nii ñooy waa kër maam Cheikh Omar Foutiou am na loo xam ne nii ñu ngi koy xaar ba léegi te jotuñu ko te loolu ma nga war a mën a jóge ci consul ba te yooyu yëpp nag du loo xam ne nii dina jubale président Sall ak njaboot gi te loolu manquement lay nekk te manquement boobu bu nekkee musiba day daal di am parce que dafay yaatu donc ñu gis problème bu bari loo xam ne nii même ci nga xam ne nii sax du wàllu ñëpp mais ci parti bi rek ñu gis élection yi ni mu fi fi amee défaite bi ñu fi am ak li nga xam ne nii mooy choix wu centre bureau de vote et ainsi de suite yooyu nga xam ne nii vraiment consul bi moo ko doon dox ñu gis ci wàññeent bu rëy donc kon mu mel ni consul bi suñu wàññeent la bu rëy te li ma ci metti mooy président Sall ca moment boobu wala ci loolu sax damay wax ne ku nu safoo la ñu safaale ko parce que safoonu moo tax mu jël yenn poste de responsabilité yi maanaam jël immigré yi delloo leen seen bopp parce que boobu ñun kon liñ doon wër ñun ñëpp mooy soxna si fi nekk réussir parce que bu réussir immigré yi yëpp réussir nañu mais nag neexul ba neexul mais ñiy wër di jooy te li ñuy jooy consul bi moo leen ko def bari na te nag gémmiñ moom ñaar rek ngay mën a wax dëgg wala leneen kon ñu gis ne digganteem ak nit ñi daal bari na ay manquement waaw Pape laaj bu mujj bi mooy vraiment gis nañ ne sur le plan politique fii en Italie changement am na fi bu rëy sax changement bu radical parce que gis nañ la montée de waa Lega Nord jël nañ pouvoir d'ailleurs sax kiy gérer immigration moo doon gën a xeex immigration muy Salvini moom lañ jox le ministre de l'intérieur muy loo xam ne lii alarme la quoi muy loo xam ne lii vraiment suñ njiit yi war nañ ci am taxawaay te gis nañ ne avant Salvini di ñëw sax amoon na ay nit ñu bëri yu fi pertoon seen bakkan ñi perte fi seen ay droit wala leneen ci dans les conditions non encore élucidées yow vraiment ban commentaire ngay def ci loolu d'abord ensuite vraiment boo doon xelal tey président Macky Sall ban taxawaay nga koy wax mu am ko ci immigration mu gën a yokk jàppaleem ci immigré yi parce que immigré yi kat ñoom ay acteurs de développement lañu te immigré yi xam na ne bu ñu xëyoon banque seen loxo musiba daal di am te immigré bu nekk ni ma koy waxee da nga fi ñëw ak mébét pour bëgg a dellu siwaat ñibbiwaat ca réew ma kon njabootu Sénégal la alalu Sénégal la kon ñi war nañ leen a saytu war nañ leen di toppatoo kon war na am vraiment corps boo xam ne ni dafay mériter corps boo xam ni dafay mën a gérer aussi les Sénégalais de l'extérieur parce que waruñu sentir benn manquement te gis nañu ne yàggul newuñu en sécurité ñu ngi nuy rey ñu ngi nuy sonal da ngay dem sax ba ci prison yi fekk fa ñoo xam ne ni ñu nga tëdd ci prison yi mais dañ leen a tooñ mais
dañ leen fa seetaan tax ñan ñoo war a yëngatu ci loolu mooy corps diplomatique yi mais mu mel ni kon am na manquement bu am foofu kon nag rawatina bi nga xamee ni réew mi tey soppi na kanam ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo bëggul woon sénégalais yi ñoo bëggul woon les sénégalais de l'extérieur c'est-à-dire ñi nga xam ne ñooy xeex immigré yi wala ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddi daal ne bëggunu gan ci dëkk bi tey ñoo yor réew mi kon ñu dégge foofu ne kon lu nu defoon manquement bu nu amoon tey war nañu jóg taxaw nag léttunu wala ñu firinu parce que danoo sonn kat waaw danoo sonn ndax soxla nañu vraiment assistance te nag Malick dafa jot te ñëpp jooytu nañ ko ñëpp wax nañ ko ñu ngi rey ñu ngi def lu ne te ba léegi mu mel ni dañuy tànqamlu kon nag luy jot nañ parce que nag ay sénégalais lañu ay pur sénégalais lañu. fi ñu koy waxee nii sax fii ci Bergamo am nañ fi benn cas boo xam ne bii barki démb demoon semaine bële rek demoon nañ fa vraiment def fa benn reportage muy suñu doom Lamine Bara Thiam yàlla seddal ay yaxam ba léegi ñu gis ne mi ngi taxaw cas bi mi ngi taxawoon fi mu taxaw 10 mois après muy affaire bu ñaaw te ku dégg soxna si ni mu waxee nee na vraiment ba léegi amul benn assistance boo xam ne bi am na ko bu mooy communauté sénégalaise bi ñëw bonne volonté yi ñëw di ko defal te vraiment mu mérité assistance parce que ñun les sénégalais de l'extérieur nous ne sommes pas des sénégalais entièrement à part nous sommes ay sénégalais à part entière lañ dëgg la yow vraiment gas ñu yéen comme ay acteurs politiques ngeen vraiment ñuy xaar ci yéen aussi xaw ma da ngeen di def mémorandum xaw ma nu ngeen di def ba seen njiit yi xam ni sénégalais yi sonn nañ fii non seulement sonn nañ fii mais amuñu assistance sur le plan social mais sur le plan juridique mais sur tous les plans. Malick loolu président taxawoon na ci mais manquement am na ci mais dinañ ci gën a taxawaat nag luñ ci mën a taxawee ak fuñ ci mën a taxawee dinañ taxawaat parce que loolu dañ ko war a fulaal parce que nag toogatunu de tranquille tunu kenn ku ci ne yëf yi war na laa menacer xam nga dañu faral di toog toujours rek ba yëf yi yegg si suñu kaw mais yëf yi ni muy laalee ma sàmba ni muy laalee ma demba li lay excès si man mbéju kanam la buy ñëw doo ko prévoir doo ko xalaat day xëy rek dal sa kaw ñi nu fi rey ñëpp yaakaaruñu woon ne duñ leen rey xalaatuñ ko woon mbir mi dafa xëy rek dal seen kaw kon nag fi nga xam ne nii toll nañ fi Malick li nga wax muy mémorandum muy lu mu laaj dinañ fi taxaw parce que suñu bakkan la parce que suñu njaboot lan parce que ñun fii la ñu nekk te fii la ñuy dund te ñu béggunu te xale yi ak ñun kenn newu ci en sécurité kon Malick loolu maa ngi lay wax ne la dinañ ci taxaw te bokkoon na ci politique u président Sall moom kay li fi nekk la ñuy fexe nag régler ko waaw li fi nekk di yàq ba li nga xam ne nii moom la ñu séntu woon yaakaaroon ko ci président de la république mënuñu ko jot pour bénéficier wu ko te moom mu yëkkati woon ko teg ko pour ñun loolu lii la ñuy taxaw nag fi mu nekk nii Malick te loolu bu wàccee ñun ñëpp dinañ mën a taxaw nooyi siggiwaat nag sigil l'alliance pour la république. waaw li ñuy mujjee rek mooy ndax am ngeen yaakaar ci élection yi di ñëw. am nañu yaakaar bu rëy bu wér. yaakaar bu ne mën ne dut baaraam sax c'est-à-dire yaakaar bu palpable ndax nag liggéeyu président de la république moo nu ko may bilan ndax wax naa ko dinaa ko waxaat nee naa leen Sénégal dafa taxawoon ci ñaari was mooy liy téye cin ñetti was a koy téye depuis 60 nag réew mi dafa taxawoon ci ñaari was bi le président ñëwee lañu gis ñetteelu tànk bi mooy troisième was bi daal di taxaw dëkk bi am équilibre xam nga lu indi loolu mooy politique de développement durable bi mu indi mooy réew mi tey Sénégal nga xool ko na mu meloon démb ak ni mu mel tey doxul meetar nga naan non réew mee dox nag réew mi dox na ndax réew mi nag wax fa dëgg yàlla ñun ca réew mi man xam nga Cameroun Town la man mii di wax ak yow Jolof laa jógee ok moo tax bu ma la doxul rek doxul non damay wax ne mbir mi Ndakaaru la yemoon Ndakaaru la yemoon mais ñu gis président Sall ni mu mais Malick xool nga Sénégal bu baax fi mu nekk ak ni ñu ko décentralisé ak ni ngay dem ci région yi ak li ngay gis te gisoo ko woon Malick dafa rëy kon ñu jàpp ne loolu lii nga xam ne moom la président def te pareegul te nag wax fa dëgg yàlla dafa nekk loo xam ne nit ñi ñu ngi koy gis du lu réer quoi li président Sall liggéey kon gëm nañ ne falaat ko lu mën a nekk la
ndax nit ñi nag xam nga lu nu gëm Sénégal soppeeku Sénégal dund Sénégal yokku te Sénégal a ngi ci loolu gis nga coow li kenn ku ne xam nga ki la man waaw dëgg la te nag wax fa dëgg yàlla fi ñu toll nii président Sall mooy mbër mi man moo man gaay du seen morom du seen morom moom kay xanaa li nu war a régler fii ci sunu gox-goxaan yi ñi nga xam ne xamuñu lan mooy politique parce que politique dafa yaatu am na ñoo xam ne xamuñu ko dafa dal seen kaw ba ñu koy yàq te président Sall ku ko am mbër ak li nga xam ne moo nekk ci boppam ak li nga xam ne moom la indi mais wax fa dëgg yàlla boo geesoo ginnaaw xool ci moom rek doo réer Malick kon ñu jàpp ne lim fi indi ak lim fi teg plan Sénégal émergent mais doy na bilan pour ñu falaat président Sall moom kay na gars yi rectifié wu taxawaat ci raay yi sama camarade yi naa rek laay wax ñi nekk Italie yi ci diaspora bi nanu duggaat ci raay yi xam ne politique jàngaaniwuñ ko xam ne politique discipline la xam ne politique yar la xam ne politique fonk sa moroom la mu fonk la parce que doomu aadama day fonk moroomam mu fonk la loolu moo fi nekk nanu taxaw ci loolu falaat le président de la République te di wax ne le 23 juin sunu camarade responsable mouvement national des femmes soxna Fatou Dipon woote na pour def réunion d'évaluation fan la woote si dëkk bu ñuy wax Ancona donc xawma adresse bi mais adresse bi publié na ko wër na ci panel yi donc kon ñu jublu ci loolu dem ci bés boobu ba noppi nag taxaw gën a massifier liggéeyal le président Sall xam ne le président Sall kat jox nañu cër jox nañu ki nga xam ne nii c'est un gosse bu discipliné muy le coordonnateur national teg na fi soxna Fatou Dipon donc kon nanu bàyyi yenn coow yi te retrouver wu autour de l'essentiel xam ne amatuñu jot li nu dajee ak élection yi bareetul kon li nu war mooy taxaw liggéey wàcc sur le terrain ratisser terrain bi falaat le président Sall 2019 Malick loolu rek moo fi des léegi waaw Pape Gassama dañ lay gërëm ñuy fàttali téléspectateurs yi ñoo ngi doon recevoir Pape Gassama soirée muy koo xam ne kii mi ngi bokkoon ci coalition Aldiana léegi mu rejoindre APR nee na d'après li mu wax moom rëcc woon na waaye am na yaakaar ba léegi Pape looy tàggoo maa ngi tàggu ñëpp di ziar ñëpp di wax rek ne Malick dañu am sas bi mooy président sas bi mooy lim nu dénk ñu war ko jubal ñu war a falaat le président Sall nit ñi nekk fi gëmuñu ku dul le président Sall kon ñi nga xam ne ñii ñoo nekk ci kaw nanu jéem a rectifier wu changer dugg ci rang yi ñu liggéey falaat président Sall di ziar ñëpp di ziar vraiment vision diaspora di leen wax ne leen yéen a ngi ci yoon wi ndax gis nga nag asgor mooy soppi dëkkam te dëgg rek mooy dox dëgg mooy jox doomu aadama promotion lu dul dëgg du neen kon fi ngeen teg seen tànk sincèrement ay xale ngeen ay jeune ngeen mais man maa ngi leen di encourager parce que dama bëgg ci yéen parce que dëgg bi ngeen di doxal gis nga mar naan bu mu la tax a naan pootit de musiba la parce que da nga koy réccu kon nag gis nga yëfi moom nekkal ci dëgg rek Malick comme ni ngeen ko nekkee tey wax dëgg yàlla dafay ñëw parce que yàlla mooy dëgg te nag gis nga bu kenn xeebu ñun suñu borom teral nañu ñun ñëpp ba pare parce que nee naa leen doomu aadama boo fi gis rek jàppal ne xalifatu lillahi fil ardi la kon nag bu kenn xeebu li war a ñëw day ñëw incha allah maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp quoi. waaw jërëjëf Pape Gassama donc ñu doon recevoir Pape Gassama soirée di ex bu coalition Aldiana léegi mu nekk APR ñoo ngi rafetlu sa waxtaan di leen jox dig daje beneen jour incha allah ak beneen émission ak beneen invité jërë ngeen jëf. ñu ni nee na ñoo bokk réew mi ñu ni nee na nanu yaatal géew bi ñu ni nee na ñoo bokk réew mi